dinaa ñëw incha allah jërëjëf di wax ne amati nañ mbégte bu mag tàbbi ci dëkk boo xamante ni moom mooy suñu royaume d'enfance ñëw fi avec la coalition les serviteurs MPR di feddali encore une fois sunu taxawaay ak sunu dogu ngir jox li nga xamante ni moom mooy opposition bu Sénégal une majorité importante au niveau de l'Assemblée nationale au soir du 31 juillet. comme dañ daan yónnee jamono mu nekk ci Assemblée nationale te ki ngay yónni doxalu la sa yónnent may su boobaa nga demal sa bopp loolu moo tax ñun ñu jóg taxaw kenn ku ci nekk bàyyi fi mu nekkoon ñu ne jot na sëkk ñu demal suñu bopp ngir waxal suñu bopp pour nga mën a waxal sa bopp nag il faut que nga libre te Assemblée nationale dañoo gis ne ña fa nekkoon libre ñu léegi loolu moo tax ñu ne ñi fay dem fokk ñu nekk ay nit yoo xamante ni seen borom rek la ñuy ragal bëgg seen askan bëgg a dimbali seen askan loolu moo tax tey jii ñi nga xamante ni ñoo ko ŋànk bëgg faa dem yàlla suñu borom dimbali na leen ba jox leen li nga xamante ni moom mooy seen liberté. Assemblée nationale bi bu ñu ko joyantiwul musiba am ndax dafa mel ni la tax ñu teg leen fa dañ koo defatul. Serigne Fallou Mbacké moo ko doon wax li yées ci kilifa mooy sa njaboot saa bu ñu amee soxla rek seen xel jël la kenn ci ñun du am soxla sa xel dem ci Assemblée nationale te seen liggéey am solo muy évaluation des politiques publiques muy contrôle de l'action de l'exécutif muy une force de proposition de loi. Assemblée nationale bu nekk amoon na solo. waaye solo si mu am joxuñu ko bii ñu jëm nag dafa ëpp solo lépp ndax Sénégal dafa am pétrole am gaz Sénégal amoon or gisu leen ko waa Caajaay gisu leen or bu Sénégal gisu leen phosphate Sénégal ni ngeen ko ñàkkee gis waa Kédougou ga or ba di feeñ sax gisuñu ko gisu leen zircon Sénégal am na réew yoo xam ba leen sunu borom joxee suuf la ñu noppee tàllal seen loxo bay boo xamante ni ña ngay dund la ñu bayee tey jii boo jëlee li nga xamante ni moom mooy géej gi am na dëkk yoo xam ba leen sunu borom joxee géej la ñu développé am na dëkk yoo xam ba leen sunu borom joxee ngelaw ci énergie éolienne keroog lañ noppee am problème mu courant am na dëkk yoo xam ba leen sunu borom joxee géej wala dex keroog la ñu noppee am problème mu courant énergie hydraulique am na ci ñoo xamante ni ba leen sunu borom joxee naaj soleil keroog lañ noppee am problème mu courant muy énergie solaire ñun yàlla jox ñu lépp ba pare ñu ñàkk lépp lan moo dal sunu askan li ñu dal nag c'est très simple. mooy nga tànn nit mu tànn boppam ak njabootam régler ay problème ak ay problème mu njabootam bàyyi leen ak seeni problème am ngeen nag une opportunité pour changer ça définitivement mooy nga dénk ñoo xamante ni non seulement seen borom la ñuy sóor waaye yàlla suturaal na leen ba yitteewuñ alalu askan bi parce que wax dëgg yàlla seexlu nañu li nga xamante ni askan wi yëpp moo ko bokk ndaxte fi ñu bokk moo tax mënuñu ko suñu ko bëggoon tamit duñu ko mën donc askan wi ku leen yërëmul li ñu yor doo ko jël état du Sénégal depuis 63 ans dañ ko def un instrument d'enrichissement illicite maanaam ñi nga xamante ni dañ leen di dénk dañuy jël ba ne guut ak seen njaboot daal di bàyyi askan wi ak seen jafe-jafe am na ñuy ñëw sax bëgg a nekkaat député dénkoon nañ leen gisoon ngeen leen te seeni soxla fajuwul ba pare j'espère que du ngeen leen dénkaat am na ci ñoo xamante ni dañu jël état def ko un instrument de règlement de compte mooy yow bés boo yoree doole daal di ne léegi damay képp ku ma bokkalul xalaat képp ku ma bokkalul gis-gis dinaa jël doole jooj nga xam état moo ma ko jox ma rëq sa ndig loolu tamit assemblée nationale daf cee war a am taxawaay boo xamante ni bu am solo la te ñun loolu moo tax ñu bëgg a dem assemblée nationale bëgg fa taxawal Sénégal ànd ak la coalition les serviteurs ba pare daal di tàllal loxo nag ñoo xam dañ leen a fàtte woon ci sunu askan mooy les artisans aujourd'hui artisans yi coalition les serviteurs MPR la ñu wóolu te artisanat moo développé Allemagne artisans yi ñoo développé Italie artisans yi ñoo développé dëkk yëpp yi nga xamante ni dañu développé tey te suñuy artisan Sénégal ñàkk nañ leen a jox itte ba seen ministre bi ñu leen tànnal sax c'est un gynécologue ak ni réew mi ñàkkee gynécologue nga xamul ci secteur bi dara ñu jël ko dénk ko li nga xamante ni moom mooy artisanat moo tax artisans yi xam nañ ne ki leen doon waxal te bëggagul woon a dem assemblée nationale ba mu jógee ne day dem assemblée nationale dañoo ñëw ne dañoo bëgg a ànd ak yéen muy le mouvement des artisans et alliés du Sénégal ñu leen di gërëm di leen sant di leen wax ne leen foofu mooy yoon wi ñooñu ñoo nar a développer Sénégal donc ñoo ngi leen di sant di gërëm waa Sénégal yépp di leen wax ne leen voter la liste la coalition les serviteurs MPR au soir du 31 juillet mooy voter le changement mooy voter une assemblée nationale de rupture mooy voter des profils des hommes et des femmes de qualité qui pourront changer définitivement le visage de l'Assemblée nationale le visage du Sénégal surtout la ruralité bi nga xamante dafa am Sénégal mooy xeex éradiquer les inégalités qui existent aujourd'hui entre les zones rurales et les zones urbaines maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant